jërë ngeen jëf rafetlu seen àndandoog rajo Futur Media fanweeri simili moom moo bootu ci ñeenti waxtu dal leen ak jàmm ci xibaar yi. wàllum wopp ji di coronavirus Sénégal ba léegi bu ñu sukkandikoo ci kilifa yi nekk ci ñetti cas ba nga xam ni moom lañ doon lam-lamee ak njorteef fële ca Kolda dafa mujj gàntal prélèvement ya dafa négatif bu ñu sukkandikoo ci waa ministère de la santé waa ministère boobu ci kanam fii ak juróomi waxtu dinañu def ab point maanaam indi leeral ci. wàll woowu téeméer ak ñetti mécaniciens yi nga xam ni ñoom la ñu jàppe woon ni ki démb fële nga xam ni moom moo di ca Mermoz ca ancienne piste ñoom boo moytuwul dañ leen yóbbu fa nga xam ni moom moo di ci kanamu ko procureur loola ñi nga xam ni ñii di waa ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug seetal dëkk bi di xamle ni lañ ca bëgg moom moo di décision yi ñuy jël ñu daal di koy respecté baykatum yi yëngutu ci wàllum mbayum dër nekk ca Mboro ca Noto ak ca Jogo ñoom dañoo mer ba futu tey toogaanum ñaxtu la ñu amaloon la ko waral moom moo di la ñuy bay bari na lool waaye day yàqute sa ni loxo la ko waral moom moo di ñàkk unité conservation ñàkk bërëb yu ñu koy jaayee waaye tamit jafe-jafe ci wàllu ko unité de conservation la ñu bëgg moom moo di ARM ak direction horticulture daal di ci wax dañ ci ànd ak Cheikh Anta Diop tàggat yaram dañ ci ànd ak Abdou Diouf Junior yoonu tool ak Mamadou Amar Ndione di ci yéenekaay yi moom mooy ndar képp xibaar yi dal dina jàmm Amady Ndiaye moom moo nekk ci machine bi ñu wax ci lu soxal jàngorook coronavirus googu ak cas yi nga xam ni doon nañu ko njorteef fële ca Kolda bu ñu sukkandikoo ci ñii di waa ministère de la santé gannaaw prélèvement yi nga xam ni def nañ ko ci doomu aadama boobu ñu doon njorteef mbir mi dafa gàntal maanaam dafa négatif. wax ci tiis wi nga xam ni moom moo dal ci réewum Sénégal rawatina ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di jullit yi rawatina ñi di murit yi ak faatuk Alaaji Abdoulaye Niang moom nag faatu na ndey ci suba ci juróom-ñeent fukki atam ak ñeent moom nag mu nekkoon ku ràññeeku lool ci njàngi murit maanaam xasaayiti sëñ Touba moo tax ca Touba foofa askan wa ni ñàkk nañu ku mag ci yoonu ku murit rawatina ci njàngi murit ak ci njàng xasaayit Cheikhul Khadim tiis ak naqar lañu gis ci ñoom ñu dem ba Touba fekk fa Mariama Diop. Touba ñàkk góor gu am solo ku miinoon lool ay xasida Serigne Touba koo xam ne nii daan na ko jàng ci anam goo xam ne jafe na ñu daje ak ku ko mën jamono ji bi ñu yëglee noppaloom Cheikh Jong di mel ni ku ñu dóor yàtt moom nag mu ngi xam ne ni royukaayam dem na ba faw jëlee na ma foo xam ne yaakaar naa musuma àgg foofu noonu wax dëgg di ko ñaanal suñu borom ndax am na njort lu rafet ci moom ndax lim def ci xasida yi ak lim def ci ñun ndaw ñi koy déglu rek royukaay la daal xam. Ousmane Ndiaye di jaaykatu pièces détachées moom itam yëg lu ni mel la. waaw maa ngi am presque ay 40 ans may dem xam jàng ci Baaba Laay Ñaŋ laa xamee vraiment ay jàngam neexoon ba surtout maam Thiara bi vraiment góor gu exceptionnel wax dëgg yàlla daal yoonu mu ñàkk na góor gu am solo. Serigne Abdoulaye Niang dem na waaye ay doomam nag mu mel ni am nañ liggéey bu ñu war a wëyal. nekk ci liggéey xasida yi di jàng mu set mu sell moo xam ne nii ci kanamu xalifa yi ñu ngi fi toogu leen sëñ Tuubaa ci mel ni sëñ Abdoulaye ak ñi ko jiite woon ñoom ñëpp laq na seen ngërëm ak njabootu boppam it donte ko ay jigéen la it ñu ngi koy yëkkati comme moom na mu ko daan yëkkatee ci mel ni soxna Ndeye Fatou Niang moom ak ay rakkam ñu ngi koy yëkkati bu sell bu mat. Touba ñàkk waykatu xasidaam bu mu fonkoon lool jamono ji askan bi yëpp di wax ni baatam dina des ba faaw ci seeni nopp. Hisbul Xulub bokk na ci xasida boo xam ne ni ñaare bu daan ubbi moom la ubbee ak xasida bi ñuy wax Mawahibun Naafi ak Muxaddamatul Amdah ñetti xasida yooyu nga xam ne ni moom bokk na ci lu ëpp ci ay daajam. Mariama Diop fii ci Touba RFM. Marema jaajëf Alaaji Abdoulaye Niang moomu bu takkusaan jotee lañ ko fas yéene denc foofa ca Touba adduwaat jëmle ci jàngoro ji di coronavirus ak ab cas bu ñuy njorteef fële ca Kédougou ñu xamle tamit ne am na benn touriste bu fekk baax ci réewum Belgique boo xam ne ni faatu na ni ki démb moom gannaaw ba mu yéegee montagne yu Diwol ci ak fële ca Ibel nekk ci Tambacounda ca Kédougou fa la ñàkk
ñàkkee bakkanam ñoom nag néew ba ñoo ngi ko yóbbu ca centre de santé bi te am na ay prélèvement boo xam ni nii Institut Pasteur bu Ndakaaru dina ko ca def ci néewup kooku nga xam ni moom moo génn àdduna jàngoro joojook loraange yi muy def ci àdduna wërngal këpp tax na ci jamono ji kuréel gi nga xam ni ci àdduna wërngal këpp moom moo ngànk lépp lu jëm ci wàllug wér-gi-yaram nee na jugee na ci épidémie ba léegi ab pandémie lañu ko tuddee ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futurs Médias fanweeri simili ak juróom benn moom moo bootu ci ñeenti waxtu. RFM rajo askan wi. maa ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi ak lu soxal mécanicien yi toll ci lim téeméer ak ñett ñoo xam ni ñoo ngi woon ci ancienne piste bu Mermoz ñoom ni ki démb gannaaw ab opération bu agent bu ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu urbanisme logement ak hygiène publique ak takk der yu gendarmerie yi ñoo ko doon def ñoom ñooñu boo moytuwul dina leen yóbbu fa mbaxana nekk benn maanaam defeere leen ci parquet lañ leen di toppee nag moom mooy occupation anarchique voie publique waaye timit salfaañe gannaaw opération désencombrement yi nga xam ni ñoo ngi ko doon amal ci biir Ndakaaru Kumba Sanjaan Fay jàpp leen yóbbu leen jox leen justice def ci li ci war a yam téeméer rek ñetti nit yu ñu jàpp gannaaw ba ñu leen fa jële woon ñooñu dañu ñëwaat ci ancienne piste ba fare ca Mermoz gaare fa ay oto yu ñuy defar colonel Maguette Mbaye moo jiite bànqaas bi ñu dénk xeex nekkin bi ci talibeek mbedd mi te du yoon mais dafa am si ñoo xam ne nag dañoo dëgër bopp lool chaque fois bu ñu leen dindee dañuy dellusiwaat fii ñuy def aménagement sax ñi am na ñoo xam ne démb fekk naa leen fi ñuy def ay préparation de véhicule def ko ay garage mécanicien def opération bu mag jàpp ci 103 ndaw ñooñee doon ay mécanicien teg loxo gannaaw ba ñu amalee ab opération doon saytu ya jiitu ya ñu defoon ñi ko doon amal di légion de gendarmerie ouest ak brigade territoriale bu Ouakam boobu lépp brigade sax na ma def ci dossier bi la ca wax jël leen jëbal leen au niveau de la justice pour que justice décider ci ñoom parquet bi ñu ngi liggéey ak ñun pour que ñi nga xam ni dañoo juwaloo ak yoon ñu yoon teg leen ci yoon colonel ak ñi mu àndal fas yéene wéyal seen liggéey ci terrain bi kilifa gi dem sax bay dànkaafu ñeneen ñu mën a doxalee noone ñoom jëpp la ñuy waxal ñi nekk fii ñi nekk feneen ñi nekk Liberté 6 yëpp kenn mënatul dem kenn mënatul dikk fu leen neex taxaw fu leen neex def garage fu la def restaurant fu la neex def atelier mécanicien wala atelier menuiserie daf fee war a jeex ma wax leen ni rek ñoom ñu jël seen matukaay parce que ñu jël nañ suñu matukaay parce que fu ñu leen fekkati nañ dal seen kaw jàpp leen yóbbu leen ci yoon taxaw ci kaw tali bi def lu leen neex loolu moom jeex na fi léegi te dañ ci taxawaay bu mët te duñ ci dellu ginnaaw mukk opération désencombrement yooyee ngir seetal mbeddub Ndakaaru yi ñu tàmbali ko weerub juin atum 2019 bi ñu génn ab liggéey bu ñu bëggul mu neen ba tax topp bi namm nañ ko def ci kàddu colonel Maguette Mbaye mi biiral dogub ministère bi mu tënku ngir mbir mi féete boor te fas yéene wu ñoo jéggale ci lenn dem ba ca zone des Niayes Mboro Noto ak lii di jogook la ko wër ñuy yëngatu ci wàllu mbayum ndër rawatina lii di pombiteer ñoom dañoo mer ba futu la ko waral nee na ñu li nga xam ni moom la ñu bay bari na lool ci seen i yoxo waaye dafay mujj nëpp la ko waral moom mooy ñàkk bërëb yoo xam ni dañ leen fay denc waaye tamit ami jafe-jafe ci wàllug njaay ma ak concurrence ba nga xam ni moom la ñu dëkkee moo tax ni ki tey yi ñu amaloon ab toogaan pour ñaxtu ngir wax ñi di waa ARM di agence de régulation des marchés ak waa direction horticulture ñu daal di ci àddu Cheikh Anta Diop. Mboro ñi nga xamante ne ay baykatu dër lañ te yëngu lu jëm ci wàllu pombiteer ak soxna yi nga xamante ne sax ñoom dañuy jënd ak jaay ci marché bi génnoon fii ci Mboro doon naqarlu nee nañ de ren jii de li ñu góob ci pombiteer bari na lool amuñu fu ñu ko denc kenn mënu koo jaay ba tax yu ci bëre ngi nëpp Modou Ndiaye moom moo jiite filière pombiteer fii ci Mboro. noo ngi toog fii ànd koog waa Kayar waa Kër Abdou Ndoye waa Bayax waa Noto Kañak waa Jogo waa Fass Boy mënuñoo béy ba yeggal tey indien bi jaay weer ak lu topp bay dugg ñaari weeram ñaay bi war a génn mu jël ay camions yu bari sarse ko tuur ko Ndakaaru tuur ko Touba tuur ko Kaolack ba Fuuta foo dem tey pombiteer bu sew bi ñu ngi koy natt ay pot di ko jaay pot ñaar fukk saaku 50 kilos bi ñu ngi koy jaay 2000 2500 ba 3000 xam nga loolu képp ku taxaw ci ñaay bi tey yaa ngi ci njàqare. nee nañ sax lii bu ñu ko seetaanee mbayam pombiteer dina dee fii ci Sénégal rawatina ci zone des Niayes Abdou Fall Ndiaye di baykatu pombiteer jógee ci nootu guy jama li nga xamante ni moom la ñu moo nar a yàq mbay mi ba tax nun nar a génne suñu loxo ci mbay mi sunu doom yi delluwaat ci géej gi dara tegunu ko lu dul waa Sen India Sen India nag jàpp nañ ni état moo leen jàppale moo leen dooleel ñi nga xamante ni ñoo yëngu nag lu jëm ci wàllu mbayam dër rawatina pombiteer jóge woon Mboro ak Fass Boy jàpp nootu guy
Boy Jama ba Jogo ñu ngi sàkku ci waa ARM ak waa direction bu horticulture ñu dikk fi ci zone des Niayes lali pexe ngir nag jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñu nekk de mu mën leen a teggeeku. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. fitna gi jëpp yenn saa yi diggante jàngalekat yi ak lii di ndongo yi naka la ñuy def ba gàntal ko ci biir lii di daara yi loolu moom moo taxoon yenn ci ay jàngalekat yu nekk ca lycée Blaise Diagne doon tëggu ko waxtaan ngir xool naka la ñuy def ba indi ci saafara ñu ni loola xeex bi mën naa wéy waaye faw ak sensibilisation maanaam waxtaan gi ñu daal di koy gën a lawal mu nekk loo xam ne nii moom moo ruuse ca ndaje ma Adja Mari Thiam. élèves yi ak professeur yu lycée Blaise Diagne ñoo dajee ngir waxtaan ci ay jéego ngir moytu fitna yi am ci l'école bi Aminata Ndiaye élève ci classe bu première wax ne faw ñoom ñi ko sekk ñu waxtaanee ko. violence mën na jóge fu nekk mën na jóge ci professeur mën na jóge ci élève mais pour ñu changer ko dañoo soxla professeur yi dañoo soxla élève éradiquer cette violence. ci kàddu Babacar Mbaye Ndak dañu war a tàggataat ndaw yi bu baax a baax ci suñuy valeur traditionnelle. danoo bàyyi suñu bopp ku fàtte sa bopp nag lépp fàtte la lépp bàyyi la topp ñeneen ñoo xam ne bokku ñooy aada. bu ñu sukkandiku ci sociologue bi ñàkk déggoo moo am ci diggante élèves yi ak professeurs yi mu dolli ci wax ne digle ak waxtaan ñooy solution yi gën ngir dindi fi lu ni mel. Alima Diallo. donc moi je pense que c'est juste une question. man dama jàpp ne rek ñàkk déggoo la ci diggante ndongo yeeg ñi leen di jàngal wante ak lu ci mënta am dañu war a sensibiliser élèves yi ñu daal di dialoguer maanaam waxtaan am ci seen diggante ak lu mën a xew jàngalekat bi rek moom moo mën a am dëgg élève bi ak ni mu ko mën a jàppee élève fu mënta am dëgg ci kaw jàngalekatam. ni encore de l'insulter. bu njëkk l'école nekkoon na barab buy tàggat léegi ñu nemmeeku ay fitna ci diggante professeurs yi ak élèves yi loolu sax ñu jàpp ni mën naa tax ba njàngale mi sooxee ñi ko sekk wax ne ngir indi jàmm dañu war a sensibiliser bu baax a baax. lii di ndongo yi di ay étudiants yi nga xam ni ñoom la ñu orienté ci privé yi rawatina ci nga xam ni moom moo di ca IPG di institut de gestion ñoom tey jii amaloon nañu ab toogaanu pu ñaxtu di ab rassemblement la ñuy sàkku moom moo di ñu jébbal leen lii di ndimbal la di bourse ak aide ya nga xam ni ñu ni ca atum 2017 ba léegi jotuñu ci ñoom nee nañ kilifa yi daal war nañ cee def seen kamtalaay kattan lu ko mooy fii ki fan daañu leen dégg ci weneen anam Umu Kalsom li ndongo yi ñu orienté ci privé bi te ñu nekk ci daara ji di IPG bu Ndakaaru ngir laaj seeni ay bourse ak aide ñoom ñi leen di xam leen ni ay at a ngi nii jotuñu dërëm bu jóge ci nguur gi Ibou Diop nekk étudiant BTS commerce international. 2017 ba 2020 mënuñu fexe ba jot suñu aide ak suñuy bourse loolu moo waraloon suñu ndaje tey d'après information yi ñu jot université privée yëpp jot nañu mais uniquement ñun IPG ñun mënuñu fexe ba jot suñuy aide ak suñuy bourse même ñu ñëw en 2018 ñoo xam ne suñu ginnaaw la ñuy ñëw ñoom suñu kanam la ñuy ñëwee ñoom jot nañu waaye ñun ba léegi jotuñu. ndongo yi toll ci téeméer yu manqué ne artu woon nañu nguur gi ci seen ay jafe-jafe wante boobu ba léegi mënuñoo jot ci seen ay koppar Ibou Diop. problème bu mu amee dem nañu direction des bourses waxtaan nañu ak ñoom ñu ne ñu ñoom suñu liste moo tardé ñëw. bu ñu ñëwaatee IPG ñoom nee nañu yóbbu nañu liste bi à temps léegi nag exactement ñun xamuñu problème bi fan la situé moo tax ñuy woo ñëpp pour ñu mën a ñëw régler affaire boobu noonu une bonne fois pour tout d'abord ñun dañoo am 3 plans premier plan bi dañoo ñëwoon pour gisante ak les responsables waxtaan ak ñoom plan B mooy ñëw nañu suñu woo tey presse bi plan C nag bu ñu si egg parce que bu ñu fa eggee day métti donc balaa ñu fa egg na ñun ñu régler suñu problème yi parce que mënuñu comprendre étudiants yëpp jot seen bourse ñun mënuñu fexe ba jot suñuy bourse mënuñu fexe ba jot suñuy aide. ñoom ndongo yi nekk ci daara ji di IPG di xam le ni rek ñoo ngi seen plan B ñuy wax ni duñu bàyyi mu sedd dinañu def seen kéem kàttan ngir xiir njiit yi ngir ñu jublu ci seeni mbir. Umu Kalsom lii tey ji am ndaje moo xam ne ni réewum Sénégal ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di waa Union européenne xaatim nañu ko mu toll ci koppar yu toll ci $1 milliard loolu lañ ca bëgg moom mooy xeex lépp lu jëm ci wàllug la ñuy duppee immigration irrégulière di ni nga xam ni moom la gone yi di xëccoo di dem ca biti réew ak naka la ñuy def ba dakkal lu ni mel Papa Balla Gueye
démantelé nañ ay réseau yoo xam ne loolu moo taxoon ñu jóg jotoon nañ fi arrêté wala interpellé lu ëpp 200 téeméeri nit juróom-ñaar fukki yóbbu na leen ci yoon. ay jéego yu am solo yoo xam ne amal nañ ko ci atum 2019 bi ci lépp luy jëm ci wàllum xeexum mbëkk mi ci atum 2019 ministère de l'intérieur nag muy xamle ne dafay daal di làbbaliwaat fasam lépp rek ngir fexe loolee daal di dakk suñu sukkandikoo ci Aly Ngouille Ndiaye moom mi nekk jëwriñ jër wàllum biir réew mi muy xamle ne partenariat opérationnel conjoint bi dina tax ñu gën a am doole ngir daal di mën a tere ndaw yi ñu def lu ni mel. gendarmerie police douane bu ñëwee CENTIF xam ngeen lépp luy jëm ci wàllu xaalis boo xam ne dañ ko yónni ci jëru yoon parce que ci wàllu trafic bi wax ni xaalis bëri mi ngi ci dem buñ leen ci boolee maintenant mu desoon benn maillon chaîne bi mu justice donc ñoom ñëpp buñ àndee il faut ñu wax leen jumtuwaay yu bees yi former leen jox leen également ay matuwaay. ambassadeur bu Union européenne fii ci Sénégal Irène Mingasson nag muy xamle ne xelam dal na lool ci taxawaayu Sénégal donte nag xeex bi jamono ji romb na ay frontière uk réew. dafa doon ay défi yoo xamante ne romb na état bu nekk doon na mbir moo xamante ne war nañ ci indi ay saafara yoo xamante ne réew yëpp lay lëkkale. waaye nag li ñu jàpp ne bokk na ci li nga xam ne moo ko mën a saafara mooy fexe ñu daal di yombalam xëy ci ndaw yi lee ci gis-gisu ambassadeur bu Union européenne bi lee. ci loolu nag war nañu gunge état bu Sénégal ngir mu suqali lépp lu jëm ci loo xamante ne rek dafay yombal xëy tàggat gone yi ci yenn filière lu ci mel ni industrie wala mbay agricole. lu tolloog juróom-ñeenti millions ci euro war a tolloog juróom-benn milliard ci suñu xaalis ñu daal di koy dugal ci partenariat opérationnel conjoint bi lee Union européenne ak Sénégal nag seen taxawaay bokk na ci di yëkkatee ndoo tey dóorandoo ngir xeex wàllum immigration goo xam ne dara jaaru ci yoon. Papa Balla Gueye àdduwaat jëmle ci mbirum wopp ji di coronavirus nga xam ni mi ngi wéy di lëmbee àdduna sànq ñoo ngi koy wax OMS di kuréel gi nga xam ne àdduna wërngal këpp nee na mbir mi jóge na ci épidémie dem ci pandémie ñoo ngi ànd ak Awa Mbaye moom mooy njiital service wér-gi-yaram ci rajo Futur Média. Awa ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alaaji Ndate. Awa épidémie pandémie lan mooy différence bi Alaaji Ndate mooy kon feebar bi law na buñ doon wax naan épidémie daanaka ci benn wàll la ci àdduna bi waaye bu ne pandémie nag comme ni ko turam di wuyoo mooy pan foo laal rek di nga ko fa fekk te tey bu ñuy xool kon feebar bi OMS di kuréel gi toppatoo wàllum wér-gu-yaram ci àdduna bi kon nee na feebar bi léegi pandémie la ndax ruq boo dem ci àdduna bi mën nga ko fee fekk ba noppi bu ñu wax nag pandémie dañuy xool tamit gravité bi kon feebar bi mi ngi gën a law mi ngi gën a faat ay nit ak itam jafe-jafe yi nga xamante ne moom moo ci tukkee tamit mi ngi gën a bari ndax gis nañ ne ci wàllum koom-koom ak feneen foo mënti laal kon ci àdduna bi kon di nga ko gis kon feebar bi daanaka fépp la ñu ko yëgee ci àdduna bi kon tey mën nañoo wax ne jóge nañ ci épidémie ndax ci Chine ak dëkk yi ko wër foofu la ñu ko gënoon nemmeeku waaye nag dam beeg dikk bi àdduna bi comme dañ naan c'est un village planétaire dam beeg dikk bi kenn mënu koo tere nit ñaa ngi tukki di dem ak dikk feebar bi wasaaroo kon ca Chine la commencé ca Wuhan waaye daanaka fépp foo dem sànq ni ci sànq rek yàggut nee nañu Côte d'Ivoire sunu dëkkandoo bi nee nañu am na benn cas kon bu ñuy wax la jóge ca Chine jaaree la ko ca France Italie dafa jaaxle ci jamono ji ndax cas ya fa mu toll dafa ëpp France waxi noppi Iran Corée du Sud ak dëkk boo mënti laal ci àdduna bi muy Argentine ak Brésil ñëpp la laal kon mën nañu wax ne tey feebar bi pandémie la fépp la laal ci wasaaroo na kon mu mel ni Jo Diop la ñuy dem fekki ca Touba mu mel ni dafa am cas boo xam ne nii dañ ñi dëggal nañu ko Jo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndate Diop. xibaar bi ngay yëkkati maanaam jëm ci wàllu coronavirus dafa mel ni am na cas bu dëggal foofa. loolu am na Ndate loolu mu ngi am kon tey lañ ko firndeel gannaaw bi ñu jokkoo sànq ak autorité médicale yi. ñoom tamit dëggal nañ mbir mi nu mel du ñu xamal ne benn sénégalais la boo xam ne ab moodu la jóge woon ca Italie juróom benn fenn ci weeru mars bi ñu weesu bu ñëwee fii nag ci réew mi ci mars toog na ñeenti fan gannaaw si la dem fi nga xamee ne moom mooy service sanitaire yi consulté wu la ñu détecté li nga xamee ne kon mooy feebar bi ci moom ci bi ñu jëlee nag prélèvement yi ni ki démb ci guddi bu ñu njortee ne moom mii dafa am jàngoro bi la ñu jël prélèvement bi démb ci guddi yóbbu ko fa nga xamee ne mooy Institut Pasteur résultat yi nag ñëw tey ci suba firndeel ne moom patient boobu am juróom fukki at ak juróom jóge ca Italie juróom fenn fan ci weeru mars dafa positif coronavirus ba tax na jamono ji kon yóbbu nañ ko fa nga xamee ne moom mooy ca centre des maladies infectieuses bu nekk ci hôpital bu Fann waaye nag kilifa yi
yor wàllu wér-gu-yaram ci diwaan bi ñoo ngi xamle ne askan wi jarul ñuy tiit ndax benn cas la waaye nañu gën a yokk li nga xam ne moom mooy matukaay rek ngir mu bañ a law waaye amul tiitaange boo xam ne ñoo ngi ko fi am ci dëkk bi ndax kat ñoo ngi seet ne benn cas la pour le moment te am na ay màggal yoo xam ne mun na andi ay psychose ci askan wi ñu jàpp ne ñoom nañu renforcer li nga xam ne mooy dispositif sanitaire yi waaye amul benn tiitaange boo xam ne askan wi war na ko am ni ki suba sax ki nga xam ne moom la ñu dénk wàllum wér-gu-yaram ci biir diwaan bi di médecin chef de district bi docteur Dieng war naa amal li nga xam ne mooy conférence de presse ngir waxtaan ci ak askan yi bu baax a baax ndate Diop. Jo Diop jërëjëf kon Awa kon jóge nañ ci ñett dem ci ñeenti cas. kon mi ngi noonu feebar bi day law alaañu ndate bu mu bett kenn. kon bu kenn tiit waaye li ñu war a saxoo mooy cet gi nga xamante ne wax nañu ko nit ñi nañu ko daf doore ko ci seen bopp jëmale ko ci askan wi. li ñuy wax naan collective ñëpp bokk ko waaye nag na commencé ci individuel nit ñi daal ci ànd ak cet loolu bu ñu ko defee jërul tiit ndax docteur yi wax nañ ko faram-fàccee nañu ko. nañu sàmmoo ak cet te moyu yenn jegeyantoo yi loolu bu ñu ko defee daanaka dinañ mucc ci feebar bi ñu ñaan yàlla nag yàlla yemale ko fii. jërëjëf Awa Mbaye ñu wax ni Salif Sow moom ma nga fagale nga xam ni moom moo di ca ministère ba xëy na xibaar boobu comme ministère bi day def poñ ci juróomi waxtu dinañ ci àddu jëm ci wàllu woowu kon daal ñu jàpp ni jóge nañ ci ñetti cas dem ci ñeent ak bi nga xam ni moom la Jo Diop wax ni moom moo fës foofa ca Touba. Abdou Diouf Junior ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alaaji Ndate Diop. tàggat yaram football lañ koy dooree ak U20 yi nga xam ni ñoo ngi leen di sargal. jamono ji nag fële ca VDN ba ci benn hôtel bu fa nekk ci la ñuy dalal ñoom gaynde yu ndaw yooyu nga xam ne dañ demoon ca Arabie Saoudite daal di fay jëlee coupe arabe indi ko fii ci réew mi naka noonu gaynde yu jigéen yi nga xam ne ci équipe nationale A bi la ñu nekk demoon football yi tournoi UFOA A fële ca Sierra Leone ñëpp si waale ak ndam li ñoom ñëpp nag la ñuy sargal foofee ñuy wone trophée yi nga xam ne moom la ñu jëlee foofee. Alaaji Ndate Diop. ñu wax ci ñetteel ak ñeenteelu ko bëccëg gi ci qualification Coupe d'Afrique des Nations 2021 bi nga xam ni boobu moytuwul coronavirus bi dina ko fank. moom moo lëmbee adduna bi yëpp ba tax na waa Gambie ak waa Kenya ñoom daal lu ñuy ñaan mooy seen jongante ñu daal di koy puusandi Kenya moom dañoo jàpp ne ñi nga xam ne nag moo di seen i joueur daanaka li ci gën a bëri di joueur Comores yi nga xam ne ñoom la ñu war a dajal. France la ñu nekk te France jamono ji gis ngeen na fay mbir mi lëmbee di coronavirus bi ñii nga xam ne nag ñoo di waa Gambie moom li ñuy ñaan rek rawatina kii tàggat seen équipe bi moo di ñu daal di puusandi yëf yi ndax am na ay ñi nga xam ne ay footballeur la ñu foofee ca Gambie li ci gën a bëri ca Italie la ñu nekk te foofee itam yëf ya dafa tàggatémbe lool ci wàllu coronavirus beeg li ni mel ci wàllu Ligue des Champions tey jii nag jàpp leen ni daañu wéyal 20h su jotee li ñeel 8e de finale retour yi Paris Saint-Germain Borussia Dortmund boobee dañ ko ndar képp waaye am na lenn loo xam ne daal may nañ ko supporters yi rawatina ñi ci gën a fës mooy ñu nekk ca biti daal di fay dajaloo ngir gunge Paris Saint-Germain. kii nga xam ne moo di Kylian Mbappé bokk ci seen i yaakaar nag démb dañu ko testé waaye coronavirus bi laalu ko benn yoon waaye nag li ko waral moo di dafa toog ñaari fan yoo xam ne tàggatuwul ndax angine boo xam ne moom moo nekkoon ak moom. beneen match bi moo di bu dox diggante ñi nga xam ne ñoo di waa Liverpool ak Atlético Madrid boobee nag tëjuñu ko. daañu ko mën a seetaan ca aller ba nag Atlético moo daanoon benn bal ci dara ñuy xaarandikoon Sadio Mané ak waa Liverpool ñu wone seen bopp tey ji Arsenal moom dafa am ay joueurs yoo xam ne ci ñoom dañ leen ber daanaka li ko waral moo di coronavirus bi nga xam ne mooy lëmbee adduna bi li ko waral nag mooy dañoo daje woon ak Olympiakos te Olympiakos seen président ba dafa àddune moom dafa amee coronavirus boobule ba tax sax ñenn ci ay seeni joueurs daanaka ber la ñuy leen def rawatina ñaari doomu Sénégal yoo xam ne ñu ngi fay football di Pape Abdou Cissé ak ki nga xam ne moo di Ousseynou Ba nekk ñoom ñaar ay défenseur final Coupe de France itam ci wàllu avril bi ñeent fan ci weeru avril daanaka ci lañ ko waroon football ca Stade de France waaye dañ ko mujj dàqandi diggante Paris Saint-Germain la waroon doon ak Lyon Alaaji Ndate Diop. ñu wax ci wàllu rugby. rugby bi nag trophée bi nga xam ne jëm na ci wàllu trophée Barthès ñeel U20 yi daanaka dañ koo dàq ba léegi coronavirus bi la moom mooy waxtaan yi fépp daanaka moo tax it ñu dàq ko tournoi bi nag mu nga war a amoon kon ca Nairobi ca Kenya nag dafa tere bépp xeetu dajaloo boo xam ne ñeel na ay réew
li ko dalee juróom-benn fan ci weeru mars ba léegi loolee nag lu ñu mën a nangu la suñu sukkandikoo ci Jean Bassène mi nga xam ni mooy directeur technique national bu rugby li tax mu yëkkati kàddu nag moo di ne Sénégal moom dafa bokk ci juróom-ñetti équipe yi nga xam ne moom lañ doon xaar foofule ñu déglu kon Jacques Bassène ak Youssouf Bodian. jot nañ bataaxal bi pousse jongante bi waroon am ci weeru avril ci wàllu rugby fële ca Kenya biñ ko jotee aussi nekk na décision boo xam te ne bii mën nañ koo dégg accepté nañ ko te respecté nañ ko ndax wàllu feebar bi am doy na waar boo xam te ne neexut a contrôler donc jarul ñuy jël benn risque di ko fa yóbbu wala di ko fa jëlee ci beneen wàll wi dina am lu mu jur mooy dinañ modifier suñu préparation ndax comme ni ngeen ko xamoon war nañoo dugg entraînement pour une semaine ci weeru mars bi mais dinañ ko maintenir parce que entraînement bi foog mu am bu ko defee aussi ñu adapté waat suñu entraînement pour préparer compétition bu nga xam te ne bi yaakaar nañ ne dina am ca weeru octobre wala novembre donc il faut ñu préparer wu par rapport à ça waaye nag objectif bi changé wul dinañ gën a préparer entraînement yi d'autant plus que championnat moins de 20 ans bi dina reprendre donc day nekk loo xam te ne bi rek gën a préparer lay doon. mu ngoog ndaxte coronavirus bi yàq na suñu journal bi. jërëjëf Abdou, coronavirus defe naa li mu yàq ci àdduna bi moom moo gën a rëy ndax comme jógee na ci épidémie dem ci pandémie waaye li ñuy naan rek moom mooy yàlla def ci saafara yoonu tool ak Mamadou Amar Ndione. dal leen ak jàmm. gannaaw jokkalante bi am ci wàllu koom diggante ñiy produire ak ñiy soppar ñi li jóge ci mbay mi te bàyyeekoo Sénégal ak investisseurs yi nekk ci bitim réew ñu daal di xoolaat yan njeexital salon bi ñu jagleel wàllu mbay ci àdduna bi ñu koy defee ci Paris porte de Versailles amel am na nag ay déggoo yu ñu siife diggante Sénégal ak yeneen ni dëkk waa Congo Brazzaville ñoom bëgg nañu xarañteefu Sénégal am ci seen réew ñu déglu ci Jean-Charles Faye directeur exécutif bu FNDASP mi nga xam ne ñoom ñooy doxal projet bi. lu ñu ciy jublu mooy jàppalante maanaam coopération sud-sud buñ koy wax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci sud bi ñuy jàppale ñuy naataango yi nekk ci yeneen réew yi ndax ñoom seeni kuréel mun a jàppale seeni béykat seeni sàmmkat ak seeni nappkat ba nga xam ne seen koom-koom dina jëm kanam. et lii ñu def tey nag day dugg ci wàllu mbéy sàmm napp te loolu ministère agriculture bu Sénégal nangu si jàppale naataangoom bi nga xam ne mooy liggéey ci wàllu boobu jaarale ko nag ci FNDASP. loolu nag dina tax ba suñu kuréel yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu xarala muy ñi nga xam ne ñooy gëstukat yi ñi nga xam ne ñooy jàppale ñu mel ni comme ay ANCAR ñu mel ni comme CNAAS wàllu assurance agricole bi ñi ngi la xam ñooy liggéey ci wàllu xaalis bi muy banques yi ak fonds yi nga xam ne comme ñu mel ni ñun dinañ jàppale seeni naataango yi nga xam ne gouvernement Congo daf leen bëgg a sànc pour ñu jàppale leen ba nga xam ne ñoom dinañ mun def ay jéego nu mu gën a kaawee. waa gouvernement bu Congo li ñu bëgg ci siife googu ñu siife ñoom ak Sénégal mooy xarañteef ci wàllu technique ñu am ko tamit expérience ci wàllu mbay sàmm ak napp. Je suis Henri Diombo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage. dama ñëw ak sama natango bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug mbay mi ngir xaatim ab accord coopération technique diggante suñu ñaari réew ndax suñu ñaari département yëpp ñoo war a lëkkaloo ngir mën a liggéey ci loolu sax ñoo ngi woo lii di coopération sud-sud waaye tamit coopération inter-africain ndax Sénégal def na jéego yu rëy ci wàllug mbay ak ci wàllug sàmm ci wàllug napp gi tamit def na ay jéego yu am solo ci pàcc yooyu tamit am nañ ci ay yeexaay yoo xam ni tamit ñoo ko bokk te sax dañoo war a lëkkaloo ngir saafara jafe-jafe yi ñuy am ci wàllug dund ci suñu réew waaye tamit ci biir continent yi. La demande de l'Union africaine d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle sur l'ensemble du continent. salon bu mag bi ñu jagleel wàllu mbay nekk na tamit loo xam ne mun na andi ay jéego yu am solo jëm ci sécurité alimentaire maanaam nit ñi lekk ba suur professeur Moussa Baldé di jëwriñ bu Sénégal bi ñu dénk wàllu mbay mi. Je crois à la coopération sud-sud, nous avons beaucoup de similarités. waaw jàppalante gi moom li ñuy duppee coopération sud-sud waaye tamit dañoo am yoo xam ne ni dañu ko nuróole ay dëkkandoo lañu waaye tamit am na leen lu ñu nuróole ñu nag Congo loolu moo tax daal ñu fas yéene ànd boo xam ne ni daal dañuy def lépp ngir fexe ba suñu mbay ci réew yi ñu daal di koy ñoŋal waaye tamit teg leen place yi nga xam ni ci la ñu war a nekk mu di mbay moo xam ne ni dañuy wéy di ko dundee waaye lu weesu loolu mbégte laa am seet si sama mag sama xarit ci Congo
te yaakaar nañ ni mbayum Congo ci jamono ji daal mi ngi di fi jéego mbayum Sénégal moom àdduna wërngal këpp yaakaar naa ni kenn umpulewu ko ñoo ngi def jéego yu am solo ci wàllug mbayum ceeb waayum gerte waaye tamit lu soxal wàllug mbayum dër te yaakaar naa ni ñoom it am na loo xam ne ni mën nañ koo jëlee ci suñu mbay mu nekk exemple. beneen déggoo tamit ci salon international bi njëgleel wàllu mbay mi am na diggante institut agro. dañuy jéggulu rek donc lii di Mamadou Amar Ndione actualité bi moom mooy cas bu yees bi ñuy wax Salif Sow yaa ñu toogal foofa ca ministère ndaje mi door na. waaw door na ñu déglu ko docteur Aloyse Diouf porte-parole du ministre de la santé tout de suite. Lecture du communiqué numéro 10 de ce mercredi 11 mars 2020. Communiqué relatif au point de situation sur la maladie à coronavirus au Sénégal. Ce mercredi 11 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar a notifié au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des tests du jour. Le bilan est le suivant. Un cas suspect est déclaré positif au Covid-19. Il s'agit d'un Sénégalais résidant en Italie, arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l'aéroport international Blaise Diagne. Il a consulté le mardi 10 mars 2020 au lendemain de l'apparition de ses premiers symptômes. Ce patient a immédiatement été prélevé et isolé. Il est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann. 7 autres suspects ont été prélevés et les résultats sont revenus négatifs. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe en outre que le deuxième test de contrôle effectué sur la ressortissante britannique hospitalisée au service des maladies infectieuses de Fann est revenu négatif. La patiente est donc déclarée guérie et doit sortir d'hospitalisation dans les heures qui suivent. L'état clinique des 2 autres patients précédemment déclarés positifs est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de Fann. Leur état clinique est stable. En conséquence, le Sénégal compte ce mercredi 11 mars 2020 3 cas positifs au Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son appel à la sérénité et au respect strict des mesures recommandées. Tey, mercredi 11 mars 2020, Institut Pasteur bu Dakar jox na ministère de la Santé et de l'Action sociale résultat pré-test yi ñu def tey ci bés bi. Bilan bi lii la wone. Am nañu benn cas suspect bu ñu prélevé biñ ko testé cas bi dafa positif ci coronavirus. Benn Sénégalais la bu nekkoon Italie ñëw vendredi 6 mars fii ci Dakar jaare ko aéroport international Blaise Diagne. Mu consulté mardi 10 mars ëllëg sa bi mu seetloo ne commencé na am ay mandarga jàngoro gi. Bi mu consulté nag prélevé nañ ko ci structure de santé bi nga xam ne mu ngi foofu ci Touba isolé ko. Actuellement mu ngi ñu hospitalisé service maladie infectieuse bu Fann. Am na yeneen juróom-ñaari cas yoo xam ne dañ leen prélevé la woon mais seen résultat dafa négatif. Ministère de la Santé ak Action sociale mu ngi xamal askan wi ne ci ñetti malades yi nga xamoon ne dañ leen hospitalisé woon service maladie infectieuse am na kenn koo xam ne def nañu 2e contrôle ñaareelu contrôle bi. bi ñu defee ñaareelu contrôle bi dafa négatif. loolu mooy firnde ne malade boobu nga xam ne ñu ko doon traité ci service maladie infectieuse wër na dinañ ko génne fii ak ci kanam.
ñaar yi fa des muy ñaari malade yoo xam ne aussi dañ leen déclaré woon positif ñooñu tamit seen état de santé mu ngi gën a am tan donc ci bésu tey bi mun nañ wax ne Sénégal ñetti cas positif la am yu ñu hospitalisé di leen traité service maladie infectieuse ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi pour que ñu vigilant mais surtout ñu respecter mesures yi nga xam ne wax nañ ko ci wàllum prévention muy set muy aussi booy sëqat wala ngay ticholi boo mënul am mouchoir nga jël sa conc sëqat maa ngi leen di gërëm di leen sant. Salif waaw. bon ci tënk li jërëjëf mooy ñetti patient yi fa desoon kenn kii di doomu Britannique bi wér na dina génn ci waxtu yi di ñëw incha allah leneen loo xamante ni mën nañ ko cee jàpp mooy ne ba léegi ñett lañu ndaxte kooku bu mu génnee daa am keneen ku dugg waaye li ci spécial te jar cee bàyyi xel mooy ne doomu Sénégal la koo xamante ni doomu Sénégal la bu feebar bi jàppee fi nga xamante ni moom mooy Italie mu indaale ko kon ba léegi Sénégal mu ngi ci ñetti cas yi waaye buñ jaaw xoolaatee tamit ci jàngat bu gën a yaatu Sénégal lépp juróomi cas lay am ñaari di kenn ki doomu France bu góor ba ak doomu Angleterre bu jigéen bi am fanweeri at ak ñett doon di liggéeyee Nations Unies ñoom wér nañu mu des kon paa bi am juróom-ñetti fukki at ba ak it soxnaam bi am juróom-benn fukki at ak juróom-ñett ak doomu Sénégal bu bees bi nga xamante ni tey ji indi nañ ko fii ngir xool ko ci naka la ñuy def ba mu jotaat wér gi yaramam. Salif Sow jaajëf mu ñu doon toppal point bi nga xam ni ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér gi yaram mi ngi ko doon def ci coronavirus kon cas bu yees dugg na am kenn ku génn kon ñetti cas le réewum Sénégal daal di am ñu jàll ci beneen pàccu xibaar yi.